Mbodiène ca Mbour fu ca nekk benn waxtu di 1h jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. boppi coronavirus yi di gën di law ci réewum Sénégal lu aju ci ñaar fukki junni ka coronavirus lim ba yegg na fa tey jii la fa yegg lu aju ci juróomi doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan ci 24 heures yi ñu génn ci coronavirus ji limub ñi amee wopp ji yees toll nañu ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari cas yu yees. lu aju ci coronavirus yëkk ni muy lawee ci réew mi tax ñu teg fi état d'urgence ak couvre-feu 21h 9h ci guddi ci la ñuy fatu 5h ci suba ci la ñuy ubbi ci diwaanu Ndakaaru ak ci Kees ñaari barab yooyee nga xamante ne ji kon fa la couvre-feu bi di am askan woo fay yeewoo ak ni ñu ko dundee des na leen déglu ci xibaaru digg bëccëg gi ci reportage bés ni tey lay def ñetti at ginnaaw jëyee jëwoon ca àll Boffa Bayotte ñi nga xamante ne ji ñoo ca ñàkkale ak ña ca loro toog di xaar ba léegi yoon defub liggéeyam donte sax ñi ñuy tuumal faat ga teg nañu leen loxo ci pàttali fukki ndaw ak ñeent la ñu faatoon ñi rëcce woon ca jëyee joojee ba fi mu nekk ni ñoom ñoo ngi ci jaaxle ndax taxaw bi war ci ñoom la ñu ne gisuñu ko càmbar gi war ci fichier électoral beeg doxinu élection yi mu di processus électoral majorité présidentielle bi tontu waa Parti démocratique Sénégal yi sàkku ñu boole leen ca bonu ensemble ne ñoom libéraux yooyu nañu dem ci pôle opposition bi te it xam leen ne kàddu gu mujj gi ministre de l'intérieur mooy ki ko amee mbokk yi loolee mooy taxañu xabaar yi buñ ko tàqar ñi bu noppi danañu dalal Barthélémy Mbissane Ngom ci xibaar yi bi ci réew yi noppi ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne ci xibaar yi tàggat yaram yi Papa Ngagne ni mu ko baaxoo àllarba ju nekk conférence day dikkat daañu ànd ak moom ci taxaw seetlu bu muy def jëm ci tolluwaayu jamono conférence dañu ko tuddee dinaa leen jukki lit ay slëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk ci xibaaru digg bëccëg gi gis tey jii ñu jagleel ko mesures yi nga xam ne état bi jël na ko jëm ci état d'urgence boo ànd ak couvre-feu ci diwaanu Ndakaaru ak Kees ngir moytu lawal woppi Covid 19 ji gis-gis ban ngeen am ci taxawaay boobee seen xalaat ci njeextal xabaar yi ci gis-gis ci rajo Futur Média Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru digg bëccëg ak woppi coronavirus ji ak ni muy lawee ci réew mi bilan bi ñu am tey firndeel na ne léegi bi wopp ji duggee ci Sénégal ak léegi ñi ko fi amee ëpp nañu kon ñaar fukki junni tey jii la ñu am boobile xayma ci xayma bi it dégg nañu ci juróomi doomi aadama yoo xamante ne ji ñàkk nañu seen bakkan loolee ak leneen nekk ci bilan tey bii ñu teewlu kàddu du docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mooy porte-parole du ministère de la santé directeur de la prévention. ci junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk test yi ñu def téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñeent fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bu jógee bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëddee ñaar fukk ak ñeent ci Touba fukk ak ñaar ci Kaolack fukk ak benn ci Dakar Plateau ak Saint-Louis juróom-ñaar ci Popenguine juróom ci Diourbel Mariste ak Tivaouane ñeent ci Daaru Musti ak Tamba ñett ci Koki Mbour ak Point E ñaar ci Fann Résidence Guédiawaye Kaffrine Kër Massar Linguère Mamel Ouakam Ouest Foire Pété Podor Thiès ak Yoff benn ci Birkilane Cité Djilimbay Cité Mixa Dagana Dara Diakhao Foundiougne Gueule Tapée Guinguinéo HLM Liberté 6 Malem Hodar Matam Médina Mermoz Nord Foire Ngor Mamel Parcelles Assainies Patte d'Oie Pikine Rufisque Saraya et Sicap Baobab juróom-ñeent fukk ak ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bi si yàlla ànde ñaar fukk ak ñaari malade ñu nga service de réanimation juróomi malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb talaata juróomi fan ci weeru janvier bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak ñaar ak juróom fukk ak juróom benn ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar wér nañ si ñeent téeméer ak fanweer ak ñett ñoo génn àdduna mu des junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñeent fukk
ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci ay leeral woppi coronavirus ji ak ni muy lawe loolee tax njiitu réew mi Macky Sall démb ca la indi ci réew mi li ñu naan état d'urgence bu ànd ak couvre-feu 9h ci guddi maanaam 21h ba 5h du matin dees koy fatu dogal yooyu nga xamante ne ji tey ji ci àllarba ji kon lay tàmbali diwaanu Kees ak Ndakaaru fa la ñu koy jëfe mu di couvre-feu gi. ñu seetlu leen ñaari diwaan yooyee bu ñu xayma wopp ji ci réew mi bu dee téeméer la nee nañu juróom-ñeent fukk yi ñi ngi kon ci diggante Ndakaaru ak Kees lim bàkk na mu tëddee ci diggante Ndakaaru ak Kees ASB Amadou Sabar Ba. Ndakaaru bokk na ci dëkk yi gën a loru fii ci Sénégal ci li nga xam ne mooy mbas mi fukk ak ñetti junni yu toftal ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari doomi aadama yoo xam ne am nañ jàngoro bi fii ci région bu Cap-Vert département bi nag moo ci gën a loru maanaam Dakar Ouest centre nord ak sud boolee am nañ lu tolloog fukki junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk yoo xam ne am nañ jàngoro bi di coronavirus banlieue bi nag kenn demul ñu des bi mbas mi duggee ci réew mi ba tey Géejawaay am na lu tolloog juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak benn Mbaaw juróom-benn fukk ak benn yoo xam ne ay cas positif lañ Tëngéej am ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn Kër Masaar ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett Pikine moom am na lu tolloog ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn doomi aadama yoo xam ne am nañ jàngoro bi di coronavirus commune bu Sangalkam nemmeeku nañ fa lu tolloog ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaari cas bu ñu sukkandikoo ci chiffres yi nga xam ne moo tukkee ci ministère de la santé ak action sociale Thiès nekk ñaareelu région boo xam ne mbas mi sonal na ko lool gannaaw Ndakaaru xibaar yu mujj yu tukkee ci site bu ministère de la santé di xamle ne Thiès ak ay département moom boole am nañ lu tolloog ñaari junni ak ñaari téeméer yu toftal fanweer ak juróom-benn cas positif yoo xam ne moo génn ci boobi les régions bu ñu jëlee commune bu Thiès Côte am na lu tolloog ñeent fukk ak juróomi doomi aadama yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent cas positif yi nga xam ne nemmeeku nañ fi mbas mi duggee ci Sénégal ba tey Popenguine Tivaouane ak Mbour ñoom ñëpp am nañ lu ëpp ñetti téeméer ak lu toftal cas positif yoo xam ne testé nañ leen fa ci wet ga Pout am na lu tolloog téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti cas Xombol juróom-ñett fukk ak juróom-ñett Mexe juróom fukk ak ñett Joal moom am na ñeent fukk ak ñaar dëkk bii di Caajaay nag am na ñaar fukk ak juróom-ñetti cas positif ginnaaw bi mbas mi duggee ci réew mi ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu mujj yi nga xam ne moo tukkee ci ministère de la santé Sénégal am na lu tolloog ñaar fukki junni ak téeméer ak juróom-benn fukk cas positif ci ñoom ñooñee fukk ak juróom-ñaari junni yu toftal juróom-ñaari téeméer yoo xam ne wér nañ ci waaye tamit nemmeeku nañ ci ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ba mbas mi duggee fii ci réew mi ci mars 2020. dogal yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall jël na ko ba siiwal ko démb bokk na ci couvre-feu ci diggante Ndakaaru ak Kees diwaanu Kees googee askan woon nan la ñu dundee dogal bu ni mel Cheikh Anta Diop. njiitu réew mi kàddu yi mu yëkkati ne Thiès ak Ndakaaru dañ fi amal état d'urgence ak couvre-feu fii ci diwaanu Thiès ñu gis ne mbas mi dafa gën a yokku waa Thiès yi de ñu ci bëri ñi nga xamante ne daje nañ ak ñoom nee nañ lii de lu war la te ànd nañu ci Ibrahima Bakhoum ak Saliou Ndiaye di enseignant bu à la traité. li ñu daj ci diggante mars ba 31 décembre ku ne xam nga ni lu metti la ci réew mi koom-koom amul xaalis amul ba sunu niveau sax de croissance mën naa ni dafa dellu gannaaw kon bu jëlee loolu moom lal ko nag ci ay xam-xamu expert loolu mën na doon outil de lutte ci stratégie d'endiguer cette maladie là jàpp naa ni lu jar a rafetlu la. mesures yi président jël d'accord na ci. 45 décès ci commune Thiès c'est trop. ah non c'est plus que trop. avant autorité mais ñun les populations d'abord ñoo war commencer masque bi vraiment ñëpp war nañ koy sol dañ ko soofantal ba nga xam ni da ngay jaxle asi nuyoo yeeg xew yi bare na encore comme tiitalu doon nit élèves yi dañu sol seen masque bu ñu dem école bu ñu jógee école kër yi. mu mel ni mbir mi soxal na bu baax kilifa yi ngànk dëkk bi rawatina gouverneur ak préfet kii di Moussa Diagne di préfet bu diwaanu Thiès di sàkku nag ci ndaw ñi ñu topp bu baax digal yi. rassemblement yi dafa gën a bari gën a tar moo tax virus bi moom it gën a metti jeunes yi nga xam ne également wax dëgg yàlla ñoom ñooy nekk ci terrain de football yi nekk ci place publique yi dellu ci kër yi ñoom it ñu toog ñu yeddaat seen bopp. jamono yi Thiès bokk na ci région yi ëpp nag feebar bi di coronavirus loolee tax nag waa service d'hygiène ba léegi ñu ngi wër ci dëkk bi bépp bërëb boo xamante ne day bari nit ñu ngi koy pompé RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Ndakaaru mooy ñaareelu région bi nga xam ne dees na fi amal ab couvre-feu war koo tàmbali tey jii ci àllarba ji dogal boobee ak ñu bari ci askan wi da leen a bett la ñu doon njoxtu te doon ci yaakaar moo di daal defoon ni réaménagement maanaam yu jooyandi laata ñu yegg ci couvre-feu ndax bi fi njëkkoon a jaar li mu fi yàq ñëpp a ko gis loolu ay kàddu la yooyu ñu ngi ko wax ci reportage yu Nafissatou Sylla teel a wàcc lem ay bagaasam te rangé loolu nag mooy gis-gisu Penda Jaxumpa ñu fekk ko ci ab arrêt-car ci Bourguiba ba mu taxawa moom nag day jaay reer guddi mu ne pexe amul la faw rek ñu daal di tënku ci dogal bi le sañul bañ sañ a nangu su ma jullee timis ba pare laa daan teg jom 11h 11h30 ndax suñu buntu kër laa doon teg si bopp koñ bi
mais léegi dootuma ko mën mais xam nga fu mu ne nii dem ci guddi ba léegi maa ngi xalaat nalawuma parce que nga yor njaboot ci ngay daw sa lépp metti na moom bu la ne mettiwul metti na trop teel a génn xool ba xam jéem a jaay comme ndoganal daal boo jaayee ba 19h30 nga commencé fak say bagage. Charles Manga war a toll ci lu ëpp tuuti ñaar fukki at di étudiant solo semisu wax daal di bokk saagam gis ni couvre-feu bi nar naa jaxase lu bëri ci programme am. bu ñu naree def cours du soir wàcc 20h imaginel ma nar a am 1 heure de temps seulement pour ñibbi te xam nañ ne oto yi yëpp dañuy fexe tout ku nekk egg sa kër balaa 20h donc maximum da ngay am 30 minutes pour nga egg sa kër te day xaw a jafe bu nekkee da ngay jàngee fu sori nar a ñibbi am naa ay amis yu nga xam ne dañuy jógee ba ay yëmbal nar a jàngee fii nii mooy Sacré-Cœur rond-point Liberté 6 loolu ñu moom je pense pas ndax mun nañ xaar cours bu 20h bi. Astou Faye ak Edouard Armstrong nag jàpp ni dogal gi ñu jël ngir daal di xeex ñaareelu vague Covid-19 bi méngoowul benn yoon ak li ñu war a def jamono ji. pour man nag état bi li mu jël ni décision bi amul benn impact si pandémie bi ni muy lawee parce que virus bi du circuler guddi kese yaakaar naa décision bi ñu ko doon jël waroon nañ xool si aussi si transport bi surtout nit ñi ni tàncalowee si bus yi defe naa foofu la mesure yi waroon gën a accentuer daal. parce que jigéen ñi ñoom ñooy gën a xëy suba teel ñoom ñooy wàcc très tard aussi boo xoolee parce que l'exploitation de travail ici xam nga rek comment ça se passe ici au Sénégal tu comprends ñoom day métti si ñoom. couvre-feu bi ñu xamle démb nag te war a tàmbali tey jile mel na ni bett na doomu Dakar yu bëri ba xamuñu sax naka la ñu war a def am sax ñu jàpp ni foog ñu daal di xoolaat waxtu yi nga xamante ne moom la ñuy dugg ak a génn. dogal boobee ñi mu metti te nar leen a indi gàllankoor moo di ñi yëngu ci mbirum kaay ma kaayaat mu di taqale ñu ci mel ne borom dibi yi ak jaaykatu cere yi nee nañu daal li ñu nar a yàqule bari na waaye amuñu pexe ndax ku gis woppu jekk ni mu demee lu waay mën ngir xeex ko danga caa war a sóobu wu mu kalsum li ci ab ëttam bu ndaw fii lay defaree lii di cere ji benn leket bu mag nag bu def cere benn paan tege ca kaw taabal ya def lii di sunguf si ca wet ga nag benn cin bu mag buy baax Roqeya mi ngi defar lii di cerewam moom mi mi ngi def kem kàttanam ngir mën a gaawantu pare cere ji ngir mën koo jaay mu nekk lu metti ci moom ci jamonoy couvre-feu bi. dañuy teel a ko jóg rek teel a jóg moo fi sës arrangé wuñu waaye noonu rek la ñu mën a defee ñun ñëpp a ci war a jàpp wax dëgg ndax mu jóge fi loolu rek mooy solution bi waaye leneen moom lu ñu wax du solution dinañu gaañu waaye tamit lu arrangé population bi yëpp moom la ñu bëgg daal. ñu doxantu ci benn dibiterie fële ci rue 5 angle 6 Ablaye di jaaykatu dibi moom nee na lii di mesure état d'urgence ak couvre-feu bi état bi jël bett na ko lool muy wax ne nag faw mu def sacrifice. damaa xëy rek tàpp teel a gis ko muy wax après ñu wàcce dogal boobu mais dina metti mais tamit comme feebar bi ñu ngi si dëkk bi moom waaw ñu jéem a respecter mesure barrière yi rek comme 12 jours la ñu wax yàggul dara yàggul parce que gënoon na fee metti ñaan yàlla jële ko fi rek. ci beneen boutique ba léegi ci tali bii di rue 5 jaaykat bi bëggul wax turam moom nee na dafay tënku rek ci dogal yi njiit yi jël ba tax na mu ngi woo ñi di nit ñi ñu jox cër li di digle kilifa yi. xam nañ ne période feebar bi am na donc comme feebar bi am na nañ tënku ci dogal bi rek ba yàlla def jàmm ci affaire yi incha allah rabbi dinañ ko mun comme xam naa saay bu gàtt la bu kiyee rek incha allah rabbi dinañ dama diggaat encore comme nu mu demee noonu incha allah. ak ñaareelu vague coronavirus bi nga xam ne mi ngi dëkk di lor askan wi njiitum réew mi Macky Sall jël na dogal ngir dellu siwaat lii di couvre-feu bi ngir dakkal wala te jàngoro ji di coronavirus ñi géré dibiteri yi jaaykatu cere yi jaaykatu boutique yi ak ñeneen ñi ku ci nekk nag yaa ngi def sa mën-mën ngir bañ a jalgati yoon lépp rek ngir gunge état bi ngir ñu jëlee fii jàngoro ji di Covid-19. rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. RFM rajo askan wi. ba tey des ci woppi coronavirus jeeg xeex bi ñu koy xeex jëm ci nag soppi ay comportement loolee waral association takku liggéey bu Castor fas yéene kon taxaw temm ngir loolee mën a nekk taxawit ci lu jàppale askan wi ci xeex bi ab campagne de visite domicile mu di dem ci kër yi di seet askan wi di leen yee ak di leen taxaw loolee lañ doon amal wala sensibilisation gi ca la ñu fas yéene kon gën a bëgg a taxaw Pape Balla Gueye toppoon na seen caravane boobe ñu teewlu ko. juróom benn fukk ak juróom-ñetti kër jot nañu fa dugg ci lu tollook juróomi téeméer yoo xamante ne moom la ñu mbëbët daal di fay dugg ñaax leen ci lépp li nga xamante ne moo jëm ci wàllum corona bi ak bàyyeeku gi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci yenn ci askan wi lee jamono ji nag mu gis ne mbir yi dafa doy waar loolu tax na Fatou Sène moom mi nekk bàjjanu gox nekk itam njiital association takku liggéey mu fas yéene taxaw temm ngir gën a jàppale askanam. xale yi ñooy dem ñooy ñëw ñooy indi moo tax il faut ngeen protéger xale yi bu ñuy dem ngeen takkal leen masque bu ñu ñëwee banaa ñuy egsi si yow naan la maman nañu raxasu ba pare doog a yegg si bu ñu mënee si bi ñuy dem marché si yeeg yi nga xam ne dañuy dem marché bu ñu demee marché nañu simbi seen i yére
doo ko dugg ci waañ bi sol weneen. ci biir quartier bi nag bari na ci ay kër yoo xam ne jot nañu faa dugg ci kër Cheikh Ahmed Tidiane Ngom gannaaw nuyoo yi daat nañ leen di dalal ci anam gu mucc ayib. gannaaw ba mu jaajëfale bàjjenu gox yi nga xam ne ñëw nañu ngir daal di gën a ñaaxaat njabootam gile moom nag mu ngi ñaawlu bu baax mbir yi ni mu tëddee ak faatu yu bari ñu nemmeeku li mu gis nag mooy ku ci nekk war naa doon magum boppam. da ngay dem sans masque là où les gens se regroupent dara à la mosquée rien nga nekk di wëj fu mais yooyu il faut ngay jël am ñoo xam ne yow yaa koy defal sa bopp c'est ça. en pas de 2 jours 3 même ñu nekk koy lu mu dorage ñaata lañu fa nekk da ne di leen tëlal si suuf mais ça commence à déborder. ca Castor Mariane Seck Marie-Thérèse Diop ak soxna Fatoumata Sall ñoom ñëpp ñu nekk ay borom kër ñoom nag taxaw nañu temm ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum coronavirus bi ay raxasukaay ay gel lépp ñu daal di koy amal ci seeni buntu kër terewul nag ñu ngi takk seen masque ngir daal di joxe exemple ci ñi nga xamante ne ñoo gën a ndaw. saabu am na samay doom samay sët bu ñu laa fi nekkal ak samay doom lu ñuy njëkk a wax ne dem na raxasu ji suñu raxasoo pare ñu jël gel bi def ci seen loxo. campagne sensibilisation bi nga xam ne door nañ ko ci weeru décembre bi ba léegi association takku liggéey mu ngi dellu di ñaax bàjjenu gox yi ngir ñu daal di gën a dugal seen loxo ci mbir yi ngir xeex coronavirus mu jóge ci réew mi ba abadan. dellu si ci mbiri député bi di Aïda Sow Diawara ak Raja Guinaw yi nga xam ne wax na ko démb ci rajo bi jëm ci ba muy wax loi bi ñeel état d'urgence bi ak état de siège dane woon assemblée nationale woote na ko ba noppi ginnaaw bi la ñu xam ne moom député bi loolee mu wax amul mu di ay kàddu yooyu dafay dellu si rek coowal niveau yi suñu député yi taxaw seetlu Alaaji Njogu Jeen muy ab honorable député bu sagalul dara assemblée nationale gannaaw mbamb gi fi toppoon député Aliou Dembourou Sow bi mu fi waxoon ne nañu dal ci kaw nit ñi xeex ñetteelu mandat président Macky Sall naataangoom bi di Aïda Sow Diawara la coow topp ci édition spéciale bi RFM doon amal bik jagleel ko dogal yu bees njiitu réew mi jël ngir xeex coronavirus ci réew mi moom député parti socialiste bi dafa xam ne assemblée nationale woote neen ba noppi projet de loi bi jëm ci soppi loi bu 69 ñeel mbirum état d'urgence mu yokk si ne sax semaine bi weesu la woon te ñaari député képp ñoo ci d'accordul woon di la wuteek ni mbir yi demee ndaxte tey jii ci àllarba ji la conférence des présidents di daje ngir wax kañ la projet de loi boobu di jàll commission ak plénière muy luy doy waar donte jéggalu na moom soxna si ne dafa juum mbir mi nag graaw na moom maire Golf Sud mooy 4e vice-présidente di maanaam ñeenteelu kilifa bu assemblée nationale te nag kilifa buy wax dafa war a wax lu ko leer ndax si dolli moom vice-présidente bu assemblée nationale war naa mën a xam ni mbir yi di tëddee foofule ca pencum ndaw réew mi te sax njumte googu dafay wane rek melokaanu sunu assemblée nationale gi ñu gën a ràññee ci xuloo ak dagg sante bàyyi fi jafe-jafe yu tar yi nga xam te ne askan wi mi ngi koy jànkonteel taxawaay boobu yëpp li koy firnde mooy gëj nañoo dégg proposition de loi foofule ca pencum ndaw réew mi di maanaam xalaat boo xam te ne ci député yi la jógee daal di jàll foofule ca pencum ndaw réew mi loolu yëpp di firndeel ni député yi war nañu defaraat seen toogaay bu ñu bëggee ñoom ñoo ñuy wooy honorable way di nekk ñi nga xam te ne ñoo war a nekk bët ak làmmiñu askan wi. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. tey lay def ñetti at gannaaw jëyee ji amoon ca àllu Boffa Bayotte ca diwaanu Casamance fukki ndaw ak ñeent yu ñu fa faatoon ci anam bu doy waar ñetti at boobu ak léegi ñi nga xamante ne ji ñoo ca ñàkkale ak ña ca mucc toog di xaar ba léegi yoon defub liggéeyam Lamine Ba. juróom benn fan ci weeru janvier bokk na ci bés yi nga xam ne dañ koy lim ci bés yu gën a métti fii ci Casamance rawatina ci diir nga xam ne fitna wi def na ko ndaxte ci 2018 ci juróom benn fan ci weeru janvier la ñu faatoon lu toll si fukk ak ñeenti doomu àddama fa nga xam ne nag moo di Boffa Bayotte ñëpp ñu soxleen ci ab embuscade bi nga xam ne moom la leen tegaloon te ay doomu àddama yoroon seen gannaay def li ni mel Sénégal nag keroog mu yeewoo ci tiis ak méttit ndax li nga xam ne xewoon na fii ci Casamance ci jamono jooju ay fan ñoo ci teg waa section recherche bu gendarmerie bu Colobane nga xam ne ñoom ñoo yoroon enquête bi teg ay loxo ay doomu aadama yu bëri jot leen yóbbu prison bokk na ci ki nga xam nag moo di René Capain Bassène ñetti at nag li ñu nemmeeku mooy dossier boobee ba léegi mu ngi ci bataille de procédure yi bu ci mujj mooy recours pour vice de forme bi nga xam ne maître Ciré Clédor Ly di seen avocat dugal na ko fa nga xam ne nag moo di chambre d'accusation bu cour d'appel bu Ziguinchor waaye foofee dañ ko mujjee débouté jamono ji nag fu ñu toll mooy juge d'instruction bu tribunal bu grande instance bu Ziguinchor mën na dooraat li nga xam ne moo di liggéey bi mu war a jublu ci door li nga xam ne moo di procès bi jamono ji nag li nga xam ne mën nañ ko wax mooy ñi nga xam ne rëcc nañ ci massacre boobee ñu ngay amee ay jafe-jafe yu bëri ndaxte ñi ci bëri ci ñoom amee nañ laago ñenn ci jëlee ay méttit yi nga xam ne mënuñu fexe ba fàtte ko bokk na ci li gën a fësal méttit wi nga xam ne moom la ñuy dund fàtte wi nga xam ne kilifa yi def nañ leen ko bi mbir mi xewee ba léegi ndaxte jàppale ba néew Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine dellu si diwaanu Ndakaaru fii ci Médina ak ñàkkum ndox moo xam ne askan wi ñu ngi koy dund ñu bari ci ñi fi nekk daanaka ca teen yee la ñu dem baa ñu dem kon ci robinet mbedd yi ngir mën a amum ndox lu ne ñoo ngi koy daj
ku leen ci dimbali nag la ñu bëgg nu mu gën a gaawee reportage Sékou Diallo. ñu ngi ci quartier Médina ci wetu benn borne fontaine nga xam ne fekk nañ fa lu tolloo ko fukki jigéen ñoom ñëpp ñëw di wut ci ndox li ko waral mooy instant bi amuñu sax ndoxu robinet fii ku fi xëy sël woo démb ba tey quartier Médina amul ndox loolu nag doon jafe-jafe gu métti ci jigéen ña. démb sax la commencé chaque jour ñooñu nekk fii bëgg a calculer liggéey bi bëgg a nekkaat tamit ci root bi rue 15 la ñuy rootee angle corniche teen bu nekk foofu gisoo barigo yaa ngi nii vide siwo yaa ngi nii vide. soxna di jaaykatu cere di yuuxu wàllu. ñàkkum ndox bi daal metti na suñu torop ñun ñi nga xamante ne ay jaaykat lañu dañoo war a xëy raxas bool yi war a defar cere gi pour dem jaay mais gis nga ak couvre-feu bi nii munoo fee liggéey ba teel a pare ba dem jaay fu mu toll nii dañoo wër ci suba ba léegi di wër ndox. yooyu la jigéen nag di ñaan ñi nga xamante ni yoo yor ndox mi ñu utal leen na solution ci nu mu gën a gaawee. bu ñu amoon tamit oto bu ñuy dimbali fii ni benn citerne pour may ñu ndox tamit dina baax torop instant bi nag jaaxle nañ torop. bu di nee nañ tiwo bee yàqu ñu defar ko rek parce que ñun tamit ndox mooy lépp parce que du ñuy wax Covid bi ba pare ñu wax set ba pare te ndox amul ndox bu amul ñun ñi dañuy sonn parce que ndoxay lépp. ñàkkum ndox moomu nag am na impact itam ci li nga xamante ni moom moo di njëgu bouteille bu 10 litres bi nga xam ne juróomi dërëm la doon jar ci borne fontaine yi jamono ji fukki dërëm lay jar. Ibrahima Fall wàcc mi directeur territorial Dakar 1 xamle na ne ñàkkum ndox moomee ñu koy dund ndox mi dana dellu si waat tey jii ci ngoon ndax liggéey yi ñu ci def ca lay yemb ay kàddu yi leeral la yooyu dénk na ko suñu ndaw li di Sékou Diallo. leneen ci wàllu xibaar bokk na ci mbiri politique ak coordonnateur bu pôle majorité yëkkatuñu seen kàddu di addu ci coow li nga xamante ne waa Parti démocratique Sénégal jibal nañu ko jëm ci ne dañoo bëgg ci anam yi ñuy càmbaree processus électoral bi ak it fichier électoral bi ñu daal leen cay boole Benoît Sambou la mu ca tontu ñu teewlu ko Alaaji Njogu Jeen. acteurs politiques yi nag parti politique yi ak ñëpp ñuy bokk ci waxtaan yi comme parti dañoo bëri dañoo mës a nangu mais suñu seewaay ci mbiru ci kuréel yooyu dañ koy def ci ay pôle ay plénipotentiaires yoo xam ne ay pôle ñoo leen di désigner maanaam pôle opposition pôle majorité pôle société civile ak pôle des non alignés donc képp ku fay ñëwloo fa sa parti te faa toogal pôle bi nga xam ne moom moo la désigner donc PDS li muy jàpp nañ ni donc bokk na ci waxtaan bi puisque ñoom ci pôle opposition bi lañ bokkoon te opposition mu ngi woon ci waxtaan. loolu mooy tool yi parce que PDS ñoom nee nañu du ay mbirum coalition wala ay mbirum pôle waaye ñoom seen bopp seen parti dafa war a teew ci waxtaan yi ndax mën nañoo xaar ngeen boole leen ci waxtaan yi. ñun loolu engagé wuñu li ñu engagé mooy lu ñu mës a jàpp maanaam suñuy waxtaan du mbiru parti politique mbiru ay pôle yu fay daje la léegi comme ñoom dañoo bind ministre bu dee ministre bi nag saisir na commission politique bi dinañ apprécier question bi mais encore une fois lu ñu jàpp mooy kenn toog ñëwul ci waxtaan bi teewal fa sa parti ñi fa ñëw ñëpp kuréel ngay représenté te jàpp nañ ni loolu la ñu mës a jàpp noonu la ñu mës a liggéeyee donc ñun kent PDS lettre boobu engagé wuñu ministre de l'intérieur la engagé te bu ñu saisiré dinañ am luñ ci tontu. RFM bitim réew. dellu dalal Alaaji Barthélémy Mbissane Ngom maa ngi lay nuyu bu baax a baax Serigne Bart. waaw Serigne Mohamed maa ngi lay fay bu baax a baax. ay ca dañuy dooree xibaar bi triwee ak Centrafrique ay candidats yu opposition bi lu ñu bëgg mooy ñu annulé wote présidentielle ya fa woon 27 décembre. fukk lañu ñi ñaawlu fal gi ñu falaat kii di Faustin Archange Touadéra ñoom ñooñu di fukk ñu ne élection ba dafa bari la ca nekk yu nga xamante ni daal tegewul ci yoon loolaa tax ñu bëgg nu niilal ko. Faustin Archange Touadéra nag ci téeméer boo jël nee nañu daal am na ca lu toll ci juróom fukk ak ñett ak lu ko ëppas tuut waaye ñoom ne ñu résultat yooyu boo ko seetloo tegewul ci biir ba tax na ñoom candidat yooyu nga xamante ni candidat malheureux nees leen mën a tuddee ñoom nag ñaawlu nañu ko ba noppi ne ci élection bi bu ñu koy amal dafa bari ci ay électeurs yu nga xamante ni ñu ngi inscrire woon te woote wuñu ci total ci xayma gi nag fukk ak juróom-ñaari candidat la ñu woon ñoo doon jongante ci élection googu yi. République démocratique bu Congo la ñu jëm nee nañu am nañu léegi seen école de guerre. école de guerre boo xamante ni démb la ñu ko doon dalloo ci njiitu réew ma di Félix Tshisekedi mu àndoon ceeg premier ministre ba ak yenn ci ay généraux bi mooy ñaareelu école de guerre gi ñu amal fii ci Afrique centrale école boobu nag dana dalal ñaar fukk ak juróomi stagiaires yu njëkkam ci première promotion bi loolee nag mu ngi tukkee ci nemmeeku gi nga xamante ni Jean-Yves Le Drian ministre de l'Europe et des affaires étrangères amaloon na ko ca Kinshasa ci weeru mai catum 2019 sa tabax gi ñu tabax école de guerre boobu nag da di rek tontu ba nga xamante ni
dafa jëm ci formation officier yu Congo bu ñu sukkandikoo ci François Pijola di ambassadeur bu France ba nekk foofule ca Kinshasa démb bu nag daloo nañu ko école boobule mu yemook RDC daanaka lu ñu fay nemmeeku moo di fitna nga xamante ne mu ngay jolli fële ca province yu orientale ya am na sax ay groupe armé yu nga xamante ni bari na ci lu ñu fay def ay ñaawteef te rapport ONU yi daanaka boo ko seetloo rapport bu ci génn rek daal di kepp armée bu Congo. Indépendance Express benn journal la bu nekk ca Togo dañ ko suspendre. waaw dañu ko suspendre loolee nag gannaaw ba nga xamante ni ka nekkoon directeur publication ba di Carlos Ketou daanaka ci gendarmerie la jeexalee sax atum 2020 ñu déglu ko nag ki nga xamante ni moo di haute autorité de l'audiovisuel et de la communication foofu la ca Togo moom moo ko déglu ba mu ko dégloo ba noppi ci la jël dogal daal di suspendre journal ba di Indépendance Express ba noppi nag saisir àttekat bi ngir mu retirer li nga xamante ni moo di récépissé ba la ñu koy toppee nag moo di ñàkk sàmmanteeg yoon wi nga xamante ni moo tëral waa du liggéeyum tasum xibaar foofu la ca Togo diffamer ay nit ak it wax la nga xamante ne tegewul ci dëgg moom Carlos Ketou nag moom nee na xol bu jeex la ci amee ndax lañ koy tuumaal yëpp dara amu ci mu dina sax déposer benn recours en annulation maanaam ngir annuler li nga xamante ni moo di dogal googule ci kanamu chambre administrative ba jàppale ne patronat bi ëmb taskatu xibaar yi foofu le nag daal dinañu ñaawlu it li ñu teg ci loosam bëgg rek tribunal bi daal di woyofal dogal googule ngir mu mun a dellu ci liggéeyam. États-Unis la ñu jëm ak élection sénatoriale yi ñu fay amal candidat démocrate bii di Warnock moom nee nañu gagné na Georgie. fa la ñu jeexalee xibaar yi biti réew chaîne yi nga xamante ni ñoom ñoo ko wax bokk na ci CNN CBS ak NBC ñoom ñoo ne daal kii di Raphaël Warnock di candidat démocrate ba gagné na ci dans l'est de la Géorgie est Géorgie nag Mohamed na moom nees koy mën a waxee. rek waaw ma nga Géorgie waaw neel Géorgie rek waaw am na mu fa gagné na kii di sénatrice républicaine bi di Kelly Loeffler ci benn scrutin boo xamante ni scrutin bu am solo la ci ndorteelu ki nga xamante ni moo di président bañ fa fal bees di Joe Biden nga xamante ni ñaar fukki fan ci weeru janvier gi la war a jël fonction Raphaël Warnock nag di pasteur nekkoon ci église benn église bu nekk ci Atlanta foofu sax Martin Luther King nekkoon fa moom marqué na histoire bi ndaxte jàppale ne moom mooy sénateur bu njëkk bu ñuul bi nga xamante ni élire nañ ko foofule ca Géorgie démocrate yi nag am na lu leen dese ndax war nañu gagné beneen ab élection foofu ba tey ci Géorgie su ko defee seen toogaay gën a jekk ca Sénat ba nga xamante ni enjeu majeur la ci Joe Biden. mooy woowee boppam héritier bu Martin Luther King. waaw jërëjëf Barthélémy Ngam. RFM Sport. tàggat yaram ñu dalalaat Cheikh Ahmed Tidiane Diagne maa ngi leen nuyuwaat bu baax a baax. Cheikh maa ngi dellu di la fay Ndiaye. dañu koy dooree ak jaraaf mi wut qualification ci Abidjan. waaw di jongante gu nar a dox tey jii ci ngoon ci bu 16h jotee ci diggante mag San Pedro bu Abidjan loolu nag bokk ci match retour lii di coupe de la confédération fàttali nag ci match aller bi fii nii ci Thiès. Jaraaf dafi ñàkkoon ci diggante mag doomu Côte d'Ivoire yooyu le benn bal ci dara waaye fi mu toll nii nag ñoom nee nañ ànd nañoo confiance ndax bëgg nañoo def nu Teungueth FC def démb daal di qualifié ci li nga xamante ne moo di phase de groupe bu Ligue des Champions dañuy daal di déglu sax kàddu kii di Léonard Diagne mi nga xamante ne moom moo di secrétaire général bu club bu Médina bi. rafet nañu njort ne incha allahu rabi xale yi dinañ wane beneen visage u jaraaf ci kàttanu yàlla ñaan yàlla suñu borom daal ndam bi ñu ut si fii yàlla may ñu ko ñu ñibbi si ak moom. di tamit vraiment yëg nañu tamit qualification wu Teungueth FC bi en phase de poule kon ñun tamit ñu ko ci ñuy ndokkeel waa Teungueth football club si résultat bu rëy bi ñu def fee ca Maroc di ñaan yàlla rek lii yëpp daal continuer ndax footballu Sénégal rek moo ñu itteel moo ñu ñor et ndamu Teungueth bi certes pour Teungueth football club la waaye ndamu Sénégal lépp la. donc incha allahu rabi ñun tamit dinañu wéeru ci loolu ci résultat wu Teungueth FC boobu pour tamit ñaax suñu gone yi ndax Sénégal jëm kanam.
ca Tëngéej googule Léonard Diagne jot tudd foofu nag ña nga xam te ñoo fa dëkk ab mbégte la ñu yeewoo ni ki tey ji gannaaw ba ñu qualifié ci li nga xamante ni moo di wàllu phase de poule bu Ligue africaine des clubs champions. Tëngéej FC def lu ni mel fukki at ak juróom-ñaar gannaaw ba mu amee équipe Sénégal bi nga xam ne moo ko mujjoon a def di Jeanne d'Arc bu Dakar tey jii nag ci suba gi kii di Abdou Diouf Diagne di suñu ndaw toogal ñu foofu la ca diwaanu Tëngéej daal na amal ab reportage ñu déglu ko. ay waxtu rek ginnaaw ndam li nga xam ne Tëngéej FC daal dina koy am ci kaw équipe bi di Raja bu Casablanca jaloore googu doomu Tëngéej yi def ba léegi ni ñu ngi koy waxtaanee Arona Faye mënut a gëm ba léegi ne Tëngéej FC daal dinay daan équipe bu mag boobee lii tey jii mbégte mu rëy nag la daal di yeewoo. dama yeewoo ak yeewu goo xamante ni mbégte la goo xamante ni fàtte samay souci ndax qualification wu TFC bi dafa nekk loo xamante ni pour Afrique la pour Sénégal gépp la pour footballu Sénégal la moo tax bi ma yeewoo kontaan gi ma kontaan mënuma ko exprimer sax. mbégte moomu la ñuy gis tamit si Saliou Diouf ñu fekk ko mu toog ci ab chaise bu mu teg fu soriwul dara boulevard Maurice Guèye yor journal ci loxo yi kii nga xam ne dafa retraité te bëgg lool football di rafetlu taxawaay bu am solo bi nga xam ne gune Youssou Dabo yi daal dinañu koy taxaw. xam ne képp kuy doomu Tëngéej war nga ci kontaan ndax boo ko seetloo équipe Sénégal yi ñu ci bari ça fait 15 ans ci ren mosuñu dem phase de poule toujours premier tour rek ñoom ñëpp ñu toog ak Tëngéej FC nag reyante ñefe ba yàlla may leen dem équipe bu toll ni Raja dëkkam nga gagné ko mais kooku exploit la boo xam ne képp kuy doomu Tëngéej da nga ko war a rafet man daal je dis bravo aux gosses là. dajeeg moom ci pont bi nga xam ne mooy dem ci quartier bi di Colobane Guy Mouride mu jóge ci entraînement Adama Diop ñu naan ko Bekkaay di sàkku ci joueur Tëngéej FC yi jaloore ji nga xam ne def nañu ko ñu daal di koy féddali ci match de poule yi. li des mën naa ne bariwul parce que match de poule yi la après match de poule yi on passe élimination directe man daal leen laa leen di gën a ñaan rek le meilleur pour eux quoi benn instant. supporters yu Tëngéej FC di ñaanal tamit équipe bii di Jaraaf moom it mu daal di am ndam RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Ndiaye plutôt ñu daal di jublu ci leneen. ay ca waxtaane ay match yoo xam ne ñu ngi koy xaar tey jii ci Europe. waaw ci Europe championnat bu France ñoom danañ daal di amal tey jii seen 18e journée pàcc jongante yu njëkk 18h lay daal di door diggante Nantes ak Rennes Nîmes moom dana fekk Strasbourg ca dëkkam Nice daal di fekk Brest AS Monaco moom itam dana fekk Lorient ca dëkkam Metz moom dina recevoir ñi nga xam te ne ñoo di waa Dijon 20h ñaareelu pàcc gi diggante Reims ak Dijon lay daal doon Montpellier moom dana fekki Olympique bu Marseille ca dëkkam Saint-Étienne moom dina daal di dalal ñi di waa Paris Saint-Germain bu Mauricio Pochettino Lille moom moo fekkee ci place bu njëkk bi ci classement bi nag moom dana dalal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Angers Lyon dina daal di taseek ñi nga xamante ni ñoo di waa Racing Club bu Lens ba tey wax ci championnat bu France ak doomu Sénégal gi di Ahmadou Bamba Dieng mi nga xamante ni ci weeru octobre la ko waa Olympique bu Marseille daal di kon bokk jëndoon mu bawoo ca jàmbaar daal di am ñaar fukki at moom nag doon nañ tamit lii di meilleur buteur bu championnat bi weesu woon daal di dugal toll ko fukki but ak ñaar ci 14 match mu jotoon a football ak jàmbaar bu Saly moom nag tey jii si suba gi sax daal na amal séance d'entraînement bu njëkk ànd seek lii di équipe professionnelle bu Olympique bu Marseille ci Espagne ñoom dañ daal di dabe ni ki tey jii seen deuxième journée di match de retard FC Barcelone moom dana fekk Atlético Bilbao ci dëkkam ci Italie ñu ngi seen 16e journée si seen i jongante Inter de Milan moom dana fekk Sampdoria bu Gênes ci dëkkam AS Rome dana fekk Crotone ci dëkkam Lazio bu Rome di tas ñi di waa Fiorentina Napoli bu Kalidou Koulibaly di tas ak promu bi di Spezia waaye choc bi diggante Milan AC lay daal di doon ak Juventus de Turin Milan AC féetee ci place bu njëkk bi ci classement bi Juventus de Turin di équipe championne en titre ca Angleterre lañ koy daal di jeexale ak seen demi-finale League Cup tey ji ci ngoon di ab derby ci bu 19h45 jotee diggante ñaari équipe yu nekk ca Manchester di Manchester United ak Manchester City. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. jaajëf Ndiaye. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yegg si nañu mbokk yi ci conférence ñu ànd ceeg Papa Ngagne Ndiaye. conférence thème ñu dellu si ci tolluwaayu politique ci biir réew mi. tas parti Pastef tas mairie bu Ndakaaru tasaare ku jëg politique gi bu ci desee bu yaboo ñu xam ne nekkatuñu ci république waxuma la ak démocratie dellu nañu ca njaayum jaam ña buur sañ rakum dëndëm ne ku fi fanaan mu def la jaam bu ma déggee njiital réew mi président Macky Sall di méngale boppam ak Birima Maïssata Dior ma ca benn baat ba bu waxee ren bala muy waxati muy déwén ma ni daa umpule Birima buur la woon fu mu toog ay dagam wër ko waxam ak joxoñam sant waaw ndax ci lu nu mel la ñu président Macky Sall bëgg a delloo nuru na ko ku dégg li mu wax ci wàllu justice ak ni mu ko ngëbe ci loxom ba ku ko neex dugg kaso ku ko neexul du dugg kaso vraiment c'est dommage du ma ni Abdoulaye Wade baaxul woon ci suñu démocratie waaye lu ko gën fuuf
la ñu doon xaar ci moom président Macky Sall mu dekkal ngor dekkal njub dekkal yoon ci biir réew mi ba fii li ñu fi mën ne gongo bariwul lu aju ci mairie bu Ndakaaru la gënoon moo dina xaar ba gañe ko ba dégg wiiw ba noppi doog koo tas bu ko defee mu neex a layal lu aju ci parti Pastef itam daa war a xaar ba ñu def fi wala ñu wax fi lu mu fi deful waxu ko fi mu doog koo tas bu ko defee mu neex a layal naam dëgg la moom moo yore décret waaye ci askan wi la ko jëlee te askan woowu nag ñoo fal maire bu Ndakaaru jël njiital Pastef def ko 3e ci wote yi mu nekk 1er moom président li gën nag ci démocratie mooy ku nekk nañu ko jox gëddaam te président bala may jeexal tontul kii di Kouthia soo ko mënul waxal sa comédien yi ñu génn tontu ko Abou Bilal dafa samp ab laaj bëgg xam bés bu ñu fa jëlee maire bu Ndakaaru bu fi maire bu Paris dikkee ci ak ngan ana kan moo koy teextu wasalaam ba beneen conférence. Electronic Corp ak seen marque bi di Beko Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Ndakaaru ak kees Macky Sall solaat na leen ci kees Soleil national nee nañu président Macky Sall jël na dogal démb bu dellu si ci réew mi état d'urgence ak couvre-feu bi ci diwaanu Ndakaaru ak ca kees ci ñaari diwaan yooyee askano fa dëkk 9h ci guddi maanaam 21h ci la ñuy fatu 5h ci guddi ci la ñuy ubbi li sabab dogal bu ni mel yéenekaay bi nee nañu moo di dañoo seetlu ne woppi coronavirus ji bu doon téeméer la juróom-ñeent fukk yëpp maanaam 90% yi ñoo ngi ci diggante Ndakaaru ak kees état d'urgence be couvre-feu bi journal bi nee nañu ak njëlbeen la rek waaye am na yeneeni dogal yu ca war a topp tey jii ci lañ leen di xam ginnaaw ndajem conseil des ministres yi yéenekaay yi xëy séddoo kàddu yu président national yi mu yëkkati démb ci guddi ci télévision nationale Walf Quotidien bind ne Macky Sall delloo na waa réew mi ci couvre-feu le téema ñu ne ko waaye du réew mi yëpp Ndakaaru ak kees ñoom la ñuy couvre-feu pour le moment lii tiital kilifay réew mi ba tax ñu dellu ci mesures tarifs journal bi nee nañu moo di wopp coronavirus ji ak ni mu mel ci Sénégal ñet ci diirub ñaari weer rek téeméeri nit ak ñaar faatu nañu ci mbas mi ci Sénégal ñeenti junniy cas ak ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn yu yeesit am na fi l'heure est grave waxi président Macky Sall la yu journal Le Témoin xëy teg ci xëtam mu njëkk Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé dolli ñu ci ne ñoo ngi jëm ci situation boo xam ne bu ñu ci teel a tojëg dina ëppi loxo la Sénégal ak Vox Populi ne ñoon Dakaaru ak kees ñoom la état bi jugal ginnaaw bi ñu seetloo ne ci ñaari régions yooyee ci la coronavirus bi gën a wulee ñaay Sud Quotidien nañu Macky Sall confiné waat na Dakaaru ak kees Réew mi Quotidien nañu tey jii ci àllarba ji ci la état d'urgence bi ak couvre-feu bi di door Le Quotidien nañu ci diggante Dakaaru ak kees fi la inde bi di folote moo waral Macky Sall tëj na ko La Tribune nañu Dakaaru ak kees ñoom la Macky Sall tëj Tribune tegal ñu ci ne askan yu bañ a ñàkku ak di dingaan ñàkk yi dañuy sonal seen bopp rek waaye bu ñàkk yi yegsee ñëppay ñàkku ci fajkat yi maanaam personnel de santé bi ci ñoom la ñuy dooree anki dine kay nañu deuxième vague gi am ci coronavirus bi ci réew mi moo tax Macky Sall seerewaat na wiis bi ba mu wow kong nee na santaane nañu defal ko ab stratégie nationale de vaccination démb la ñu gonte woon ab conseil présidentiel ca palais ba juróomi waxtu Macky Sall ak ñi sëq comité gestion coronavirus bi toog nañu ko di nas ak di nocc ci mbas mi ak it yan matuwaay la ñu war a jël ngir xeex deuxième vague gi lii quotidien nañu li mu ñaanoon waa réew mi moom Macky Sall moo di ñu jàng dund ak virus bi loolee la waa réew mi mënul ba tax président dellu ci état d'urgence yeeg ca couvre-feu ya l'observateur nañu décision bi président jël démb ci weeru décembre 2020 ba léegi ñoo ngi ciy xalaat may sababu dib économiste ne ñu ci biir yéenekaay bi dogal la boobu dana gën a yokk jafe-jafe yi nga xam ne koom-koomu réew mi nekke woon beneenub économiste di Mohamed Dia xamal waa l'observateur ne ñi nar a gën a lott ci dogal bi moo di ñi fare ci secteur informel bi docteur Yaya Dia dib jàngalekat doon it kuy gëstu ci wàllu droit public xamal waa l'observateur ne état d'urgence bi mënu ta weesu fukki fan ak ñaar sursoi nañu ak Macky Sall lu nekk mën naa xew bu dee article 69 bu constitution bi may na président mu décréter état d'urgence ci réew mi te du jar muy jaara assemblée nationale couvre-feu bi moom mënu ta weesu fukki fan ak ñaar léegi nag li nekk ci bopp Macky Sall moo di nu muy def ba tëbal loolee ko nar a indil ay gàllankoor ci article 69 bi les éco nañu li poussé Macky Sall ba tax mu dellu ci mesure yu tar ya moo di coronavirus yi ak bakkan yu bari yu mu yóbbu ministre intérieur di Antoine Diome di wax ci xët mu njëkku yéenekaay bi ne takk der yi dinañu taxaw temm taxaw fu nekk ngir askan wi jëfe mesure yi Mimi Touré waa inspection générale d'État ñoo ngi lu ñut ab liggéeyam ca conseil économique social ak environnemental ga mu jiite woon journal Libération moo bind xibaar bi ci xët mu njëkk ba xamal ñu ne inspecteur yi ñu war a yebal ca conseil économique social ak environnemental ngir ñu auditer ko juróom-benn inspecteur général d'État lañu jot nañu seeni ordre de mission la leen fa yóbbu moo di càmbar kër ga ak na mu doon doxe ci atum 2020 gii jeex ñu dox dem ci Vox Populi jeexale fa journal bi xëy na séq waxtaan wu yaatu ak Soxna Fatou Sène mooy responsable des femmes APR ca département bu Bambey bokkit ci au conseil collectivité territoriale la mu njëkk xam ne ca waxtaan moom Soxna Fatou Sène mi ngi jëm ci
financement parti politique yi ci réew mi madame Fatou Sène nee na ak kaaraange akuk dal Sénégal du ko caaxaane moo tax état bi du seetaan mukk financement parti politique yi di jóge ci fu leerul li ko soxna Aïda Mbodj doon kaañoo ak doon ko njaay cekke ne ba ñuy wote ngir fal adjoint maire bu Bambey kenn ci ay ñoñom moo ko gañe woon duma ko duma yu miti Fatou Sène nee na dégg naa li Aïda Mbodj wax waaye dafa war a xam ne moom 22 voix la amoon man ma amoon 13 voix te 13 voix yi maa ngi ko jëlee woon ci aw ñañam te it dafa war a xam ne combat bi du woon man ak candidat boobee mu yox combat bi man la woon ak moom te bu dee day wax rek te yàlla tax na wax ci lu jëm ci vote conseil départemental bu Bambey ne Bambey gi yépp ñoo ngi fàttaliku gañe gu rëy gi moo ko gañe woon dama koo dóoroon ba mëqaloon ko suuf. Electronic Corp ak seen marque bi di Beko Universel Pousse ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. benn waxtu du nar fegg ñeent fukki minutes mooy pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi gis-gis la tey jii li ñu ciy waxtaane mi ngi jëm ci état d'urgence bi ànd ak couvre-feu ngir dakkalu law coronavirus gi loole ban gis-gis ngeen ci am ak it lu mu mën a saafara ci Covid bi fii ci Sénégal ñu waxtaane ko ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ñoo ngi ci jokko bi ak professeur Oumar Faye ancien directeur général bu de la santé professeur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed. weneen wàll yi ñoo ngi ci ak docteur Ousmane Gueye directeur bu service national pour l'éducation et l'information pour la santé docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed. baal ma dooree waxtaan wi ak professeur Oumar Faye professeur laaj bi moo di dogal yi ñu jël jëm ci couvre-feu état d'urgence d'abord bu ànd ak couvre-feu ci Ndakaaru ak ci diwaanu Thiès ban pertinence la am ak ban efficacité la mën a am ci xeex bi ñuy xeex ak Covid 19 bi. waaw maa ngi lay jërëjëf di nuyu docteur Guèye di ko féliciter pour liggéey bi ñuy def moom ak waa ministère de la santé. jërëjëf. léegi nag mesures yi ñu jël mesures yu baax la waaw parce que mesures la yoo xam ne de façon dina am impact ci feebar bi waaw mais nag léegi il faudrait ñu seet ba xam ndax mesures yooyu. ànd naag gravité feebar bi parce que feebar bi toll na foo xam ne nii suñu bëggee mu dellu ginnaaw il faut ñu jël ay mesures. parce que dem nañu sax ba ni su moytuwul dinañu perte contrôle feebar bi mooy véritablement ñu dem ba dañuy. moo ëpp ñuy loxo. waaw moo ëpp ñuy loxo. waaw loolu tax ñu ma foog ni même su fekkee ni def nañu pas il reste aussi ñu yokk jéego yi parce que li bon ci feebar bi mooy ñu daw ci ginnaaw feebar bi toujours parce que feebar bi ce qui est sûr c'est que dafay aggravé wu contexte épidémiologique actuel bi. day wane ni dafay aggravé donc bu ndaw ci ginnaaw feebar bi. nan anticiper su fekkee dañu war a jël ay mesures nan ko jël léegi mais bul xaar waaw loolu mu nekk lu am solo parce que mesures yi ñu jël impact bi muy am dafay limité waaw impact bi dafay limité parce que xam nañ ni transmission feebar bi wàllaate bi li muy gën a bari mooy bëccëg bi parce que bëccëg bi la nit ñi di jaxasoo. foofu laa bëggoon a ñëw ak yow. maanaam dafa mel ne dañ fee bàyyi li fi ñu war a dóor dem di dóor foo xam ne soxla wuñ faa dóor. waaw ndax ci digg bëccëg gi ci la nit ñi di jaabaytoo di dem ak a dikk. nit ñi di jaab voilà te nit ñi sa feebar bi guddi moom boo tëjul nit ñi tëj seen bopp. waaw surtout que dafa sedd xam nga su sedd bi su ñëwee nit ñi en général dañuy toog seen kër. mais su fekkee ni bëccëg bi nit ñëpp génn. di jaxasoo soo jël mesure boobu nga koy jël. su passé loolu itam société mesures yi ñaari région lañ ko yemale. mais tey société même résultat tey wane na ko région bu mel ni Diourbel. mënoo ko bàyyi ci mesures yi c'est pas possible. doguma la même diwaanu Kaolack sax xëy na bëgguma stigmatiser. mais fan yi la ñu génn dégg nañ fa cas communautaire yu bëri ay 12 ay 8 ay 9 yu tegaloo. waaw voilà comme Kaolack voilà. donc loolu mooy nañ jël mesure peut-être yi ñu war a jël mais surtout. mesures yi ñu jël déjà lu mel ni port de masque ñu fexe ba ministre de l'intérieur mu appliqué parce que loolu c'est très important parce que feebar bi grave na grave boo xam ni je pense que il faudrait que les autorités wane benn fermeté par rapport au port de masque waaw port de masque yi moom c'est essentiel il faut que véritablement le ministre de l'intérieur indi Sénégal yi pour ñu kii ko pour ñu sol ko voilà. jërëjëf professeur Oumar Faye bëggoon naa ñu yaatal waxtaan mi waxtu wee ñu xoj ma dem ci docteur Ousmane Gueye docteur. waaw ginnaaw su ma jégaloo ci xaar bi laaj bi moo di mesures yi nga xam ne jël nañ ko démb biñ ci njëkk xam mooy ban pertinence lay am ak it ban efficacité la mën a am ci xeex bi ñuy xeex ak mbas mi. jërëjëf Mohamed maa ngi nuyu sama professeur di nuyu auditeurs yëpp ak auditrices yi di leen nuyu yéen. di wax ni pour ñun mesures yi am na efficacité dina am efficacité te mesures yoo xam ne aussi defe naa dafay répondre ak suñu logique bi mooy lan
mooy stratégie bu ñuy wax ni ñun dañu koy doxal mooy stratégie bu dynamique mooy maanaam boo xam ne dañuy dem ak moom di wéy ak moom mais mun nay changer ci diggante bi en fonction contexte bi defe naa loolu lu am solo la mais tey jii boo ko xoolee ci xayma naam dinañu wax ni Diourbel bëri na cas dinañu wax ni Kaolack bëri na cas mais boo jëlee cumul bi xool ko maanaam boo boolee lim bi depuis mbir mi commencé ak tey li Dakar ak Thiès ëpp na téeméer boo jël juróom-ñeent fukki presque donc ñu xalaat ne ñaari région yooyu bu ñuy def naam duñu fàtte yeneen régions yi mais bu amee ay mesures yu mag yu ñuy war a jël foofu la ñu koy tàmbali te mesure couvre-feu bi ak état d'urgence bi defe naa du loolu rek mooy mesure dem ba ministre de l'intérieur wax na ko nee na dana am yeneen i dogal yu sous forme d'arrêté yi ñëw accompagner mesures yi te defe naa arrêté yooyu mën nañ xam ni port de masque comme professeur nu mu ko waxee port de masque yi lu am solo la loo xam ne war nañ ko dëgëral ci dëkk bi mooy maanaam arrêté bi taxaw arrêté bi mu ngi fi ba léegi même bu fekkee war na mën a jeex fan yi ou bien jeex na dañ ko war a yokkaat mais ñi ñu dënk pour ñi sàmm tàkk masque boobu ñooñu gën cee farlu gën cee topp nii ñu mën a jël port de masque bi def ko loo xam ni lu obligatoire loolu je crois que loolu lu am solo la. leneen lu jaax allez-y. deuxième bi moom mooy raxasu bi ak dandante bi mais aussi interdiction rassemblement dafa naa loolu tam lu am solo la mais aussi Mohamed ñu ngi fàtte benn mbir moo xam ne par exemple ci lu jëm ci mesures yi lu jëm ci administration muy public muy privé nit ñi seen bureau yi di ko ubbi muy aéré di fomp seen table yi ak chaise yi dafa naa yooyu yëpp tam muy ay mesures yoo xam ne yu am solo yoo xam ne dafay ànd ak couvre-feu bi ak état d'urgence bi mu indil ñu lu ñuy wax benn impact bu positif te defe naa tey jii bu ñu aaree bu ñu sécuriser Dakar ak Thiès impact bu ñu am positif à Dakar dina am ay retombées positives au niveau des autres régions. mais leneen li xaw a jaaxal nit ñi doguma la docteur nga baal ma lu xaw a jaaxal nit ñi mooy lu tax ñu def ko guddi gi te ñëpp xam nañu ne bëccëg gi ci la activité yi yëpp ci la nit ñi yëpp lu ñuy déplacé woo ñu mën a jàpp ne ci la virus bi dëpp lu muy circuler lu tax ñu jël nit ñi maanaam di leen téye guddi gi di leen bàyyi bëccëg gi. waaw xam nga guddi gi ak bëccëg gi naam ñuy am activité bëccëg moo ëpp téeméer yoon ñuy am activité guddi mais toujours est-il que am na ñuy am activité guddi. et contrôler rassemblement guddi moo gën a jafe contrôler rassemblement bëccëg yooyu yëpp ma nga ci et damay wax ni man bu ñu am benn analyse bu simple ci guddi ak bëccëg nañ jël analyse bi sur le plan population buy déplacé wu bu dee 10 ñoo doon déplacé wu pour 24 heures nga wàññi ci 3 quel que soit alpha am nga benn 30% boo wàññi am nga benn 30% wàññi même bu dee guddi la wala bu bëccëg mais au moins man dama ne gain bi foofu lañ koy xoole te li ma wax aussi mooy que fi naan genn wàllu kasara gën kasara voilà loolu tam ci la je crois que c'est important ñi concevoir loolu mais deuxièmement aussi Mohamed gis nga li nit ñi di wax yëpp mbas bi lu mu def bitim réew defu ko Sénégal mais sur le plan économique lu mu def bitim réew mu ngi koy def Sénégal donc il faudrait que aussi bu ñu fàtte ni levier yooyu yëpp war nañu ko jël en considération muy levier économique muy levier social muy levier culturel muy levier environnemental yooyu yëpp da nga koy jël mettre ko en balance nga xool yan décision ngay jël loo xam ne du lor santé mais du lor population c'est pas facile aussi donc la ñuy ñaan moom mooy nit ñi topp ndigal li ñuy ñaan mooy nit ñi topp takk masque bi def naa tey jii loolu moo fi ne avant vaccin bi di yegsi. Très bien jërëjëf docteur maa ngi lay gërëm bu baax a baax docteur Ousmane Gueye mooy njiital service national pour l'éducation et l'information pour la santé gërëm it professeur Omar Faye mi ubbi woon waxtaan wi ancien directeur général de la santé gërëm leen ci ànd bi ak rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kaddu gi ne woon Abdoulaye Diop ci machine bi régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw réalisation Aladji Ndiogou Diène service digital Soxna Yacine Pouy mbokk yi yàlla nañu yàlla dooli jàmm ñu yendoog jàmm